jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy rafetlu seen ànd ak seen site dakarmatin.com fas yéene ñëw niñ koy defee ay bés bu nekk dégtal leen li nga xam ne moo di seen chronique di ko tàmbale di leen dégtal kàddu yi nga xam ne capitaine Dièye mi sàkku démissionné ci armée bi ñu gàntal ko moo ko rotal. lu tax man ma démissionné xam nga tey li ñuy wax un métier moo xam armée la moo xam médecine la moo xam magistrature la moo xam beneen métier la. Un métier, c'est une forme de réalisation de soi. loolu mooy lan maanaam nit ku nekk da ngay xool sa bopp nga xool fi nga gën a mëne fi nga gën a am ay at nga xam ne tey boo demee foofu noonu di nga mën a jariñ sa réew si anam yi gën a rafet nga xamante ne loolu ñëpp ci jariñu nga choisir domaine boobu ngay choisir rek day correspondre à un idéal, des valeurs, une éthique, une probité morale. loolu ma wax nii moo ëpp doole alal moo ëpp doole lépp du jarul 100 000 francs jarul 300 000 francs jarul dara parce que boo ko jëndee nga doon mbaam nga doon esclave nga doon ko tekkiwul dara te yàlla dafa bind nit teg ko ci kaw lépp moo tax mu ne lépp lu mu bind nit moo ko ci gënal ba may ñëw armée nag loolu laa yaakaaroon. j'ai été surpris que bi ma ñëwee armée sama papa ak sama yaay ni ñu ma éduqué ak armée école bi ma génnee liñ ma jàngal fekkuma ko armée sénégalaise dama ñëw ñuy noot nit di gis nit parce que chef la muy dëgg moroomam di ko noot di ko suufeel di ko toroxal man kenn yaruma ci loolu sama diine waxul loolu école biñ ma formé ak ni mu réyee ci monde bi waxul loolu ma dem ba xam ne lii man su fekkoon sama intérêt boobu kese armée xola damay nekk chef de corps damay nekk conzone damay nekk senga ba romb ko yoon boobu dañ ma ko tracé armée amul luñ ma proposé wul mais dama xam ne loolu noonu boo ko defee nitu safara ngay doon parce que da ngay am bànneex ci kaw mettitu doomu aadama yi te lu nit jëf lu jëmul si nit moo ko ëpp doole moo tax ma bàyyiwuma armée parce que dama am beneen liggéey bàyyiwuma armée parce que damay ut xaalis bàyyiwuma armée parce que dama yaakaar leneen dama bàyyi armée parce que dama gëm ni benn doomu aadama warul sëgg. Un homme digne, il soulève la tête, il regarde les gens les yeux dans les yeux et il assume sa vie. Dakar Matin. amaana dama ne woon duma wax sax lu jëm ci mbiru capitaine Dièye ndaxte maa ngi doon xool coow li mu bari lool waaye may dem di xalaat ma jàpp ne ñàkk wax ci mbiru capitaine Dièye lâcheté lay doon ci man je serai lâche su ma ci waxul lu tax ndaxte yàlla dogal na capitaine Dièye ñëw seet si ma ñu waxtaan wu xóot lu toll ci benn waxtu ak genn wàll mu ànd ak ñaari xaritam jóge woon France sàkku gis ma toog waxtaan ak man waxtaan wu xóot may seede ne kàddu yu ni yëkkati jëmale ko ci moom di wax na dafa teqale ko sagoom wérul dara du ci dëgg lu koy gën a firndeel moo di jaar-jaaram ci biir l'armée bi te ma biir waxtaan ak moom dem na ci bane ma meruma benn yoon ci sama carrière ndaxte samay ñoñ ñi ma ànd ak ma njëkk takk gradu capitaine te liggéey bu mucc ayib laa def ci biir armée bi ma di ko natt di waxtaan ak moom jàpp ci moom ku xelam ñaw lool rax ci dolli mu nekk ku responsable dem na ci bane ma bu kenn yaakaar ci man wala xalaat ci man ma génn di wax lu toll ci tarfatul ay ni lu jëm ci wàllu armée bi ndaxte dama fonk lu jëm ci sécurité Sénégal kon su may dégg ñu bëgg koo gàkkal di wax c'est un écervelé un illuminé damay na déet nañu tey ci mbir moomule dafa fekk ne nag moom comme nim ko waxee ci kàddu yi ma leen dégtal
ne ba mu nekkee ci armée jóge Saint-Cyr am na yëg-yëg ak la mu namoon gis ci biir armée rawatina bu amee cëslaay bi nga xam ne moo di niñ ko yare gisu ko ci biir l'armée bi mu sàkku démissionné bind ñetti yoon lettre de démission ñetti yoon la bind lettre de démission yépp firndeel na ma ko tontuwun ko benn yoon mu dem ci ba sàkku toog ak médiateur de la république ngir wax ko jafe-jafe yu muy dund ci biir armée ngir bëgg a démissionné dem ci ba woote présidence ngir sàkku ñu jox ko lettre de démission ci noonu kenn faalewu ko mu jóge fi dem France ndaxte ba mu ñibbisee laa toog ak moom waxtaan mu jaar AIBD bii ñëw yegg si fii ci Ndakaaru di dox ay soxlaam waaye ba muy waajal nag ne jot na nag mu commencé di wax nan na ko kirtim jàpp kon bu nekkee ne dafa déserté waaye est-ce que waruñ ko woon jàpp bu yàgg ndaxte dañoo seetlu ba mu commencé communiquer lañ na ko kirtim jàpp rax ci dolli ñu mën a laaj est-ce que du autorité armée bi ñoo ko def déserteur ndaxte dama jàpp ne ku bind ñetti lettre de démission sàkku ko est-ce que gënutoon yomb nga tontu ko ci lettre bu njëkk wala bi ci topp ne ko ci loi yu tënk armée munoo démissionner lii ak lii la la yoon may mu xam ko bu defee naka sudul noonu nga jàpp ko na ko violer nga loi yi nga xam ne moo tënk armée waaye ku bind lettre de démission ñetti yoon dem seeti médiateur de la république waaye bu amee kenn ku def faute lu tax armée bi tontu wun ko ba mu bindee lettre am bu njëkk wala ñaareelu lettre am wala ñetteelu lettre am na ko munoo démissionner te dama bëgg mbir mi ñandi ci xel ndaxte soo xoolee réaction capitaine Dièye dafa mel ni dafay tirer sonnette d'alarme ndaxte armée nekkul planète Mars segment la ci société sénégalaise bi ñuy dund ci société sénégalaise bi ñooy dem ci biir l'armée bi te ressources humaines bi ñu yor jamono yii ñu méngoog ñoom jamono yéen a nga gis capitaine Dièye di exprimer wu ci réseaux sociaux yi texte yoo xam ne Léopold Sédar Senghor Mamadou Dia ñoo ko signé woon munte régir le fonctionnement de l'armée ba tey foog mu am lu ci sooxe rax ci dolli ñun dañuy dox di waxtaan ak ku ne waaye ci nekk ci armée bi ak ñi nekk ci force de sécurité de défense la njëkk a dégg terme bi saa waay les têtes sont bien coiffées dans l'armée la gendarmerie et la police man la luy loolu ñu ne ma jàppal rek na les têtes sont bien coiffées ma laajte ñu ne ma loolu lu muy mandargal mooy ñi takk grade yu diis yi ñooy bànneexu ci force de défense et de sécurité waaye du troupe bi di vivre martyre malaise di ko wax ñaata gendarme ñaata homme de tenue laa jot ak ci mbedd mi ñu ne ma Pape Alé waaye waxal suñ situation mën na leen déet yéen segment bu sensible ngeen mënuñu lu leen di leen aar te loolu lañuy gëm ndax on est profondément républicain waaye lii du na gulet ci réew mi ndax nag fàtte xaju fi colonel Abdou Aziz Ndaw génnewu fi ñaari livre pour l'honneur de la gendarmerie ñaari livre yooyu dem leen ngeen liiri ko tome 1 ak tome 2 lan la fa waxul ci ñaawteef boo xam ne ñoom seetlu nañ ko ci biir gendarmerie corruption meurtre trafic de bois ca Casamance détournement xaalis ay manquement yoo xam ne ci falin wi loolu yëpp bind na ko noir sur blanc yamu ci dafa tudd ay nit yoo xam ne ba tey jii ñi ngi dund fii ci réew mi mu bind ko ne ñooñu ñi ngi nii di dox ci réew mi waaye lii def nañ ko ger nañ sàcc nañ xaalisu gendarmerie def nañ naka su dul noonu ci biir gendarmerie lu ne mu wax ko fan la mujjeewul fenn te ñi mu tudd ñëpp ñi ngi dund yor ay responsabilités yu rëy ci biir gendarmerie ba tey amul dara lu ci topp kon amaana lu yeneen segment société bi di vivre mais munta bañ a law bana saraax
ci biir l'armée bi ci biir gendarmerie donte sax dañoo am benn xeetu formation bu civil yi amul mais ay nit kese lañ saa su ne nga dégg kilifa gu mag a mag koo xam ne laayee na ma biir wax ma ci nomination yi nga xam ne mi ngi am grade général nomination politique la président ku mu neex mu takkal ko grade général loolu indi na ay coow yu baree bari ci ay corps yu baree bari ci ay corps buñ ko waxul mu fes wax nañ ko ci suuf yëgal ñu ko li xew ci biir gendarmerie bi est-ce que ñun mën nañ koo xam bu nekkul ne ñi nekk ci biir gendarmerie bi ñooñu ko wax wala ci biir l'armée bi ñun jotewuñu foofu kon dama bëgg ñu xam ne lii gangrène société bi ci segment yépp moo laal ba dugg ci force de défense et de sécurité yépp nag nu ñu koy régler dal ci la bokk lool fokk ñu dal ànd ak xel rax ci dolli beneen mbir politique bi ñuy wax ku voté loo militaire yaa ko politique loo ndax laata ngay voté il faut nga am opinion politique yéena ko dugal ci biir caserne yi ci temps Ablaye Wade nga duggee ci biir caserne yi fala budd nag militaire yooyu dina am gis-gis dina am nu ñu xoolee mbir mi balaa ñuy voté ngeen xool mbir yi ñu am kon daal li am solo moo di nañ ànd ak dal bu baax a baax ci mbir mii xam ne war nañoo mën a waxtaan ak kilifa yi nekk ci force de défense et de sécurité ñun di wat dal ndax loolu rek la ñuy sàkku Sénégal dañ koy bàkkee une république boo xam ne ñëpp leer na leen ne force de défense et de sécurité yi jàmbaar fëkk tëdd lan waaye nag jógewun planète Mars ci biir kër yii la ñuy génn di dugg ci biir caserne yi kon li nekk ci biir kër yi nit ñi di ko dund dañ koy dundaale ak ñun gis-gis bu ñu am ci réew mi tamit dañ koy dundaale ak ñun beneen mbir dama ci noppee di wax autoroute à péage bi nga xam ne mën nañu wax ne territoire conquis la bu tubaab yi boo tegoo ci kaw autoroute à péage bi rek jàppal ne yaa ngi tegu ci moomeelu tubaab yi ba keroog fi ngay wàcc ak fi ngay jëm mais autoroute moom boo ci tegoo rek jàppal na yaa ngi tegu ci moomeelu Gérard Sénac Baratal di ko gërëm di ko sant néew na li muy wax waaye li mu wax ci scandale financier bi leer na nañ amul kenn loo ci am xel ñaar ndaxte kuy liggéey ci mbir mi xam ko bu baax a baax moo ko wax waaye dafa fekk ne nag président Macky Sall dara umpu ko ci dossier bi dara umpu ko ci déedéet dara umpu ko ci loo wax rek moo la ko gën a xamaatoo bu baax a baax lu tax ma wax loolu ba mbir yi di tàmbali moo doonoon premier ministre bu président Abdoulaye Wade ba ñuy signé contrat yépp kan moo nekkoon conseiller chargé des infrastructures Diène Farba Sarr moo nekkoon conseiller chargé des infrastructures di siéger ci liggéey bu APIX mës a def ci autoroute à péage bi dama bëgg ngeen déglu ma bu baax a baax fi may yooteeg yéen pour ngeen xam ne ñi nekk ci nguur gi dara umpu leen ci autoroute à péage bi lépp lu ñu def continuité la ca la fa amoon ci ñaawteef le 23 juillet 2003 Banque mondiale ñëw na fi def mission le 23 juillet 2003 temps Ablaye Wade Banque mondiale ñëw na fi def mission d'accord na day participer ci autoroute Dakar Thiès ne dina ci indi participation ndax gëm na ne c'est un projet structurant Banque mondiale ca booba laaj leen ma ñaata lan xayma woon lépp autoroute Dakar Thiès bu ñu weddee këyit yépp ak lu ci journaux yi bindoon yépp dem nañ ko lijjanti ba téye ko bu ñu weddee ñu génne ko ñépp gis ko ñi ngi ko xayma woon ci koppar 120 milliards de francs CFA Banque mondiale ba mu fi ñëwee le 23 juillet 2003
ñu ne dañuy def autoroute à péage Dakar Thiès ñi ngi ko xayma ci koppar 120 milliards de francs CFA duma yam ci loolu de APIX bi nga xam ne moo nekkoon kuréel bi ñu chargé pour les infrastructures ak mbir yu mel noonu août 2002 génn na benn prospectus août 2002 Aminata Niane yaa ngi may dégg yaa ngi ci envol immobilier bi nga xam ne suuf su baree bari lañ leen jox ca Diamniadio août 2002 ñoom bind nañ seen prospectus ne 70 kilomètres autoroute Dakar Thiès moom liaison ba AIBD ci xayma mi ngi war a toll ci 152 millions d'euros muy 99,7 milliards de francs CFA ba yegg ci 229 millions d'euros boo ko xaymaa lépp mi ngi toll ci 150 milliards de francs CFA APIX ñoo ko bind seen prospectus en 2002 tey jii lu tax scandale googu rëy 20 kilomètres Pikine Diamniadio Eiffage mi ngi ñu ko facturé 148 milliards maanaam li waroon a jël 70 kilomètres Dakar Thiès 148 milliards moom la ñu Eiffage facturé ci 20 kilomètres Pikine Diamniadio Eiffage mi ngi ñu ko facturé 148 milliards te loolu moo waroon jóge Ndakaaru dem ba Thiès am liaison AIBD APIX ñoo ko bind li may wax ni APIX ñoo ko bind waaye ku nekk da nga jël sa wàll si nag wi ndaxte saa bu ma waxee ñu ne waaw régime Macky Sall déet régime bu nekk dinaa la jox sa wàll ci nag wi Abdoulaye Wade ak nguuram ñoo signé contrat bu njëkk bi premier tronçon bi 20 kilomètres 148 milliards kilomètre bu nekk dikkeenu 7,4 milliards de francs CFA premier tronçon bi 148 milliards 20 kilomètres bu nekk dikkeenu 7,4 milliards de francs CFA lu gën a garaaw Eiffage mi ngi ñuy fayeeku fii ci péage bi Patte buntu Pikine te liggéeyu ko Patte buntu Pikine nguurug Sénégal moo ko liggéey Eiffage mu ngi fa teg bangam jonkan di ñu fayeeku te liggéeyu fa dara la fa liggéeyul waaye Macky Sall ci ayam moo signé décret 2013 1438 du 12 novembre 2013 portant contrat complémentaire bu Sénac tronçon Diamniadio AIBD décret 2013 1438 du 12 novembre 2013 tronçon Diamniadio AIBD 16,5 kilomètres 92 milliards de francs CFA kilomètre bu nekk dikkee ñu 5,5 milliards de francs CFA loolu ci ayuk Macky Sall la 2013 la ko signé contrat complémentaire ak Sénac 16,5 kilomètres 92 milliards de francs CFA 5,5 milliards kilomètres bu nekk xam nga ku ko signé Diène Farba Sarr boobu moo nekkoon directeur APIX moo jox marché boobu gré à gré Sénac Diène Farba Sarr mi doonoon conseiller Macky Sall le premier ministre chargé des infrastructures du siège APIX moo dellu si fii nekk directeur APIX jox Sénac marché boobule waaye fàttaliku leen bu baax a baax Thierno Alassane Sall moo nekkoon ministre des infrastructures bañ ko jëlee ministère des infrastructures dossier boobu dañ ko génne yóbbu ko APIX moo tax li boole Thierno Alassane Sall ak Macky Sall dafa bare ay dossier yu bare mi ngi ci dossier boobu dañ ko génne ministère des infrastructures yóbbu ko APIX Diène Farba Sarr jox ko Sénac 92 milliards ci 16,5 kilomètres bu nekk dikkee ñu 5,5 milliards de francs CFA Diène Farba Sarr moomu bés bi ñu war joxee autoroute Ila Touba chinois yi ba coow li bari lool dafa dem boobu nekkatul woon sax fële nga xam ne moo di APIX mi ngi nekk ministre en charge de la promotion des investissements et du partenariat ci benn ndaje di naqarlu bu baax a baax lu tax ñu jël marché boobu jox ko chinois yi bàyyi fi Eiffage ne Eiffage fi gën lu tax mu wax loolu war na koo leeral war nañ ko lijjanti tamit baax na daal jërë ngeen jëf ci déglu bi
ñu leen sant di leen gërëm di leen dig dajé seen beneen chronique seen site dakarmatin.com inshallah. Thank you.